forces armées Sidiki Kaba mi woon ñëpp ci Benno Moussa Omar Gueye. ci ndajeem waxtaan wi ñu doon amal ci Tambacounda fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu xëyum waxambaane yi ki nga xam ni moo ko jiite di Moussa Sow nekk coordonnateur national bu convergence jeunesse républicaine muy waa COJER mu dikk ci Tamba daanaka waxtaan wi mi ngi tàmbale woon ci ay xiiro ki ngaayoo Khadim Gueye nekk militant ci tendance su directeur général bu SICAP di Mamadou Kassé. jàmm lañ demee ñoom ñoo indi fitna ñoo ñu dóor xeex ak ñun buux ñu su ngeen gisee salle bi li fa newoon ci agent de sécurité nga xam ne ñun mënuñu indi fitna moomu ko biñ ciy nekku fi ñëw di ñuy jaay doole duñu ko nangu et on va résister ah. kii di Moussa Sow nekk coordonnateur national bu COJER nee na nag ndajem waxtaan yi buñ koy amal dañuy waajal lépp lu jëm ci wàllu xëy bu waxambaane yi ñu am ci ay saafara yu am solo waaye itam ba tey di waajal yoon wi ñeel ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ci tukkib nemmeeku yi nga xam ne war na ko def yegg ci diwaanu Kédougou Moussa Sow coordonnateur national bu COJER. rencontrer la jeunesse au niveau régional buñ fa jógee dinañ dem la région de Kédougou bëgg naa ñu dem ratisser ko le terrain ñu dem jiitu ko fa. kii di maître Sidiki Kaba moom itam fekkem ndajem waxtaan woowu nga xam ne waa COJER ñu ngi ko doon amal ñaax na leen nañu déggoo manko ndaxte kat watgaal ak yëgoo ci la ñu gën a mën a am doole. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye des ba léegi ci wàllum politique ak ñi nga xamante ni ñooy wax Amadou Ba ngeen nag mu diir mbagg Macky Sall loolu dañ koy dugal bu ñu sukkandikoo ci Mbaye Ndiaye moom ministre d'État di wax Amadou Ba na moytu ñooñulee ndaxte liñ koy digal du li gën Amadou Ba nag ne loolu jar ñu koy wax ndaxte moom kenn rek la gëm te moom lay liggéeyal di président Macky Sall ñu ngi ko xam ne démb ci ndaje boo xam te ne di conférence diine boo xam te ne jigéen yu benn bokk yaakaar yu passé ñu ngi ko doon amal Oumar Mbaw. ci ab tànt bu fees dell ay militant wu APR public bi di tàccu di woyal ministre bi ñu dénk finance ba woon ci microcentral bi Abdoulaye Mbaye Pekh di wax baax Amadou Ba. public bi kontaan lool waaye daal dafa fekk ci bile mbooloo Mbaye Ndiaye di ministre d'État ngi toog te loolu neexu ko dara ci bi mu jëlee kàddu xamle na ko ndaxte jàpp ne Amadou Ba ñi ko topp dañ koy nax waxuñ ko dégg. Mbaye Ndiaye dafa yàgg ci terrain politique dund bi yàggul mais yàgg naa ci lu waay wax rek xam naa junj ba jaruma tiiñal ci sama wax mësuma wax ne waa Parcelles dama ñëw pour ngeen jàppale Amadou Ba je n'ai jamais dit ça te bu ma ko kañ wax loo damay wax Parcelles Assainies ne nañu ànd ak Amadou Ba jàppale le président Macky Sall mbooloo mi lu mu yaatu du pour Amadou Ba du pour Mbaye Ndiaye c'est pour le président Macky Sall Amadou Ba wóor na ma ne xam nga ko te bu la mukk seytaane poussé maa ngi la koy wax ci biir néeg di la ko wax ci biti seytaane ci mu ngi ci biir nit ñi seytaane mooy ki lay pousse ci combat yoo xam ne du sa combat fii ku fi mën ci politique ci ces 10 dernières années loxo président Macky Sall nga ca biir. mu doon nag ab discours bi nga xamante ni bu ñu seetloo bu baax jaaxal na mbooloo mi Amadou Ba nag bu mu jëlee kàddu daal dina ko xamal ne diirantewul ay mbagg ak Macky Sall te itam moo ngi wéy di nekk ci wetam ak liy coow li di bëri. ma fi lenn lu may revendiquer xam naa ni sori nga ci lool ci président Macky Sall xam naa dëgg mën naa ko seede waaye nga may ma concurrence la foofu fexe ba nga bañ ma cee ëppale. leneen lu dul loolu rek nangu naa ko dégg naa say conseil te dinaa ko doxe parce que nekkuñu ci domaine mu chefferie dafa xëy sax. Amadou Ba ne noppi na sax ngir baataral campagne njiitu réew mi ci élection présidentielle 2024 yi ñu dëgmal. fexe ba victoire yi fi président amoon à partir de 2016 am ko en 2017 am ko en 2019 comment faire pour que président de la République Macky Sall amaat fi ay victoire en 2022 et en 2024. ci kanamu jigéen Benno Bokk Yaakaar yu nekk ca Parcelles yëpp nag Amadou Ba daal dina xamle ne Macky Sall rek côté dong mooy que mën a yóbbu réew mi kanam. on a un leader compétent qui a une vision. RFM Parcelles Assainies Omar Mbow. Omar Mbow wax ci rëddaat gi nga xamante ne dañ ko rëddaat région bu Dakar mu jur coow fan yi gannaaw nag Mbambilor ak yéen waa Jaxaay tamit war nañ seen bopp ne ànduñu ci mbir moom mu nga gis ne wàllum politique moo ko lal tax nag ba ci ndaje bi ñu amaloon ci ñeent fukk ak benn conseil ñaar rek ñoo ci ànd ñi si ñëpp dañoo lànk tax ba maire bi sax gis ne ki nga xamante ne mooy ministre collectivité territoriale Oumar Gueye li njëkk mooy njàkk ci mbir moom te moom sax dafa war a able Mor Sarr Ba maire bu Jaxaay micro Abdou Diouf Diagne. le ministre Oumar Gueye moo la gën a xam ne projet la mënul dox ci kaw nit ñi xëy fajar yi dugg ci presse bi fu ne mu bind fa duggulu fa ñun ñoo àndoon man ak moom
di reyante ba Malick ba daanu Sangalkam maa ngi lancé le président Macky Sall la koy neex dëgg mooy ay bakkan wadd moom Oumar Gueye parce que loolu moom la miin kon découpage bi nga xam ne mbokk yi àndu ci administrativement nag man mi maire dëkk ci dëkk bi ku fiy dugg war a jaar ci man luy génn ndax ku fi soxla këyit di nga ma ñëw wax ma ku fi soxla leneen di nga ñëw wax ma naka ngay nekkee conseiller wala délégué de quartier wala koo ma doon say wax andiwoo ko ci man te boo bëggee ak doxal dëkk ak looy doxal ñëw ci man kon boo nekkee ci néeg le ministre des collectivités locales woo la ci ruq ngeen wax bind ñoom la engagé tey fii nag ci 47 yi 2 non moo fi am ñaari conseil ñoo ci diine ànd nañ ci projet bi ñi des ñëpp en l'unanimité nous disons non 39 ñoo voté non projet bi gàntal nañ ko fii si Jaxaay ànduñu ci projet bi nañ ko tegal fële. La population de Jaxaay dit non et le départ du ministre Oumar Gueye. La population de Jaxaay dit non ak le départ du ministre Oumar Gueye di kaddu Mor Sarr Ba di maire bu Jaxaay kon ñoom ñu wane seen ñàkk ànd ci projet bi jëm ci rëddaat région bu Dakar gox-goxaat kon ñoo ci indi ay coppite juróom-ñaari minute moo tegu ci tax. RFM rajo askan wi. mbootaay gii di doy na di wéyal seenub xeex démb nag ab ndaje di ñaxtu lañu woote woon fii ci Ndakaaru ci place de la Nation waaye ña fa teewul nag bëriwuñu woon teewul neneen xeex bi ñoom daañu ko wéyal Salimata. daanaka dajaloo bi taxu ko woon bari noonu ñooñee ñëpp ñëw ngir wane seen nakar ñu sol yëre ya ñuy liggéeyee ñoom ñooñee di waa Eiffage Marine bokkoon ca doxu ñaxtu bi ngir wane seen nakar. ñu li licencié ëpp na 100 personnes man mii di wax ni ci laa bokk ndax lan man maa yor kaddu ouvrier Eiffage Marine ndaxte dama leen di déranger ndaxte bëgguñu dëgg bu nekk foofu noonu daal di feeñ da ngay feebar sax pour nga mën a dem infirmerie doo dem infirmerie ñi wax ni loolu yëpp jaaduwul. beneen bu ci des seen kaddu yëpp ay menaces la menaces yi mooy lan ku mu neex nga toog ku mu naqari nga dem sa yoon. ñi lorule ca Jaxaay ña ñu génne sa cité mixta ñoom it ñëw ni suuf moom jafe-jafe suuf daf fi war a dakk lu ëpp tuuru. ñi nga xam ne attribué na woon seen kër ñoom la may 4 millions yi ñu waroon a versé. foofu nag ci la yeneen samba booy jóg. ñëw ne Macky Sall moom maye kër yi ñun ñi nga xam ne nag ñun ñooy les ayants droit waroon a jóg suñuy kër booba tey ñu ngi nekk du luyee sonn nañ ñoog suñu njaboot lekkatuñu bu baax parce que loo am yaa ngi koy yemee ci pay location suñu doom yi ñu waroon a jàng sax ñu bëri seen jàng yàpp na kon léegi ñun lii suñu tànk mooy Macky Sall nañu jàppale ngir yàlla ak yonent bi. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo dajale woon yëf ya di waa plateforme Multilutte doy na ni li ñu gis tal na seen xel. ñi ñuy sollicité dañoo bëri ñi ngay xam ne ñoo ñuy fekk si pour ñu jéem leen jàppale ci seen problème ànd ak ñoom xeex ak ñoom si seen problème dañoo bëri trop fii am nañ fi plus de 15 associations yoo xam ne ñoom ñoo ñëw fii teew fii tey ci manifestation bii nii. parce que Sénégalais yëpp war nañ gis seen bopp ci loolu beneen liggéeykat su amee problème bul jàpp ne moom rek moo am problème yow mii di nekk sa kër sax di jaay ci mbedd bi suba mën nañ la fa fekk jëlee la fa. si naaj bu tàng lañu doxee ñaxtu bi nee na nag liñ ci jublu mooy wax njiitu réew mi mu dakkal li nga xamante ni mooy coowal suuf yi ñu fi nemmeeku boobu ba léegi. Salimata Aw dem ba Kaffrine foofu nag koppar yi ñuy génne pour mën a am ndox mu sell dafa yokk bu baax a baax jóge ci ñeenti junni di 20 000 dem ba ci 100 000 di ñaar fukki junni askanu Aloki Terre-Neuve nekk ca commune bu Boulel ne loolu seet na lool ndax ñu koy ñaawlu naka noonu tam ñàkkoon ndox ci jamonoy koor gi ñu nekk Omar Ndiaye. coowal ndox mi ci diwaanu Kaffrine ba léegi dakkagul gannaaw doxub ñaxtu ngodi ba bi la yoon dëkk bi di Aloki Terre-Neuve bokk ci commune Boulel département bu Kaffrine ñoo amal nag ab toogaadum ñaxtu ne xalaatuñoo dalal Flex Eau ci seen gox bile Modou Diouf mooy seen kaddu. ñun waa Aloki ñun fii ñu toog di wax nii def mobilisation taxaw dañoo taxaw bind suñu bopp ñoo lànk liñ leen di xamal mooy que leen ñun parewuñ Flex Eau jël suñu forage te lépp lu ñu jaral dañ ko ci def sàcc bi ñu sàcc mooy dañoo jekk-jekk ñëw foqati te heure bi ñuy jël forage bi kenn yéegu ko pare nañ pour lépp te suñu bakkan lañ ci teg suñu forage bi ñun suñu bakkan lañ ci teg mbuum nooteel ak jaamel takk ci doq bi duñu diri kenn dootuñu ko def. li ñu gën a ñaawul nag mooy ñeenti junni rek lañ daan fay ngir xaj ci ndox nee nañu bi la yoon Flex Eau ñaar fukki jëneen leen tegal ci taabal ji. à partir du 15 ndox mi day tàmbale coupé de 2 heures à minuit loolu xam nga problème te weeru koor lañ nekk. boo bëggee dugal ab tuyau ci kër gii ñun 20 000 francs lañ dugal ndox ci kër tey jii nee ñu bu ko Flex Eau jëlee dañuy def ay 100 nangam 1000 110 000 loolu ba kañ. ñoom nag li ñu njortu mooy coowal ndox mi ci diwaanu Kaffrine am lu mu yàqal njiitu réew mi te ñoom loolu ñu ne yéene wuñ ko. te ñun ay béykat lañu nañu Macky Sall dimbale saa yi bu ñu wotee ñun ñoo fi jël paie bu ñu dimbale wut nag ñu nga koy xaar ci carte yi ci carte yi rek lañ koy xaar waaw
nañu dimbali président lépp loo xam ne def na ko ci dénk ko waa Félix O na xam ne askan wi moom moo ko fi teg te Félix O mu dénk askan wi moom dañ ko yàqal askan. jamono ji nag ñoom waa Aliko Terre Neuf pare nañu fas yéene wu ñoo fay benn facture bu leen fi tegal te li ñu bëgg mooy njiitu réew mi àddu ci mbir mi balaa muy gën a jéggi dayoo. Aliko Terre Neuf Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye bu ñu jógee Aliko Terre Neuf ca diwaanu Kaffrine dañuy dem ba Ziguinchor foofu nag ca Casamance wax ci université ba fa nekk université Assane Seck ña fa nekk nag di liggéeykat ak étudiants yi kontaan nañu dara ci ministre bi dénk wàllu njàng mu kawe mi ndaxte nee nañ liggéey mu defoon ci université defu ci dara ñu ngi jànkonteeg jafe-jafe tar jëm ci wàllum koppar naka noonu tam liggéey noppalu ak yeneen tax sax nee nañu dañuy bank seen loxo ci rentrée universitaire bi ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai bi Lamine Ba. ab sitting toftal ci li nga xam ne nag moo di doxum ñaxtu la liggéeykat yu nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor doore xeex wi nga xam ne nag fas nañ ko yéene sumb seen diggante ak ministre de l'enseignement supérieur nga xam ne jàpp nañ ne dafa ñàkkal fayda cette institution bi ndaxte amul benn soxla bi nga xam ne nag taxaw na ko. Insa Badiane Sud-Est 30 enseignants fii université Assane Seck de Ziguinchor mi ne il va mettre les mesures d'accompagnement mais boo xoolee ba léegi université bi mooy fay enseignants yooyu à hauteur de 400 et quelques millions université bu ko yor en charge maanaam budget université bi day gën a wàññeeku day gën a sonn am na xaalis boo xam ne dañ ko war a jox université plus de 900 millions mais ba léegi mais ñun boo xoolee suñu chantier yi depuis 2015 chantier yi ñu ngi fii kenn deful dara. Sidati Sané moom moo jiite section SAES bu syndicat autonome des travailleurs des universités et des cures moom nag jàpp na ne chantier yi nga xam ne nguur gi dooroon na ko amul benn bi nga xam ne pare na ci ba tax na loolu jural na leen gàllankoor bu rëy. ñun université Assane Ziguinchor ñu ngi dund situation bu méttee boo demee tey ci université bi nga dugg ci EFR yi nga dugg ci département yi di nga fekk benn secrétaire boo xam ne pratiquement mooy supporter pratiquement rôle ñetti secrétaire lu tax parce que tout simplement tey université mënatul recruter parce que xaalis amul université mënatul jënd bic parce que xaalis amul université mënatul def dara parce que université tey bu ñuy wax université Assane Seck de Ziguinchor dafa toog ci suuf mënatul dem fenn. étudiants yi ñoom ci seen wàll jàpp nañ ne am na ay jumtukaay yi nga xam ne nguur gi diggal na leen ko ba léegi sàmmoon teewul ak kàddu yi Diarra Touré moom moo leen a jiite. chaque jour ay étudiants dañu fi yokk ba pare professeurs yi kenn du si yokk recrutement yi dara du si yokk ñoom ne la dañ nokki nii di xool nit ñi ñun dañu dem à la fin ba ñu sonn da ngay dugg si classe tab des fois pour nga trouver foofu ay table dans si problème la syndicat université yëpp gis nañu loolu mënatul continuer. intersyndical liggéeykat yi nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor ne jël nañu dogal saboté li nga xam ne moo di rentrée universitaire bu ñu war a amal ci 24 mai bu ñu dëgmal Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba ci mbir moomu nag étudiants yi tamit daal nañ ci addu ñoom li ñu bëgg mooy njiitu réew mi ci boppam mu daal di jukk ci jafe-jafe yi nga xamante ne seen université bu mu koy jànkonteel su ko defee saafara daal di ci am Diarra Touré moo yor kàdduk mbootaay gemb étudiant université Assane Seck bu Ziguinchor ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. ñun dañu constaté ni fu mu toll ni ministre bi bëgg ñu jàppale parce que ministre boo demee bu la dégg fii da nga naan suba mun na la wàccee fi avion mais boo ñëwee sara sa doo ko gis ñun dañu bëgg ministre bi mu xool li muy wax ak li muy def parce que mu ngi nekk toll fu ñu toll ni si enseignement supérieur ñun bu ñu waxee des fois lu xew fii da nga naan non non ñii dañu wax lu leen neex loolu moo tax ñu bëgg président de la république si semaine yi passé gis nañ président de la république mu si yoon bu baax bu bëgg tamit pour ñu mën a gëm ni dëggantaan ñu si yoon baax na ñëw fi université mu xool université la moo fi nekk parce que université bi ñun waxatu nañu ko université lycée la il faut que ministre bi mu def effort wala président bi ñëw mu wax ñu carrément ñu toog ensemble pour mu bëgg bu bëgg dëggantaan xam dëgg bi du mës a jóge si ministre bi wax lu mu bëgg a dégg kese mis bi ñun demoon nañ foofu mu ne dañ accompagner étudiants yi waxoon nañu fii bu ñu commencé wax sauver ñun étudiants wax nañ leen bu ñu sauver année bi parce que ministre bi lu muy wax du ko def administration bi ñu ne ñu cette fois ci ministre bi dina ko def parce que digg nañu lu ñu gën a métti mooy ñun am nañ ak suñu médiateur xamante ne moo ko mag ministre bi foofu ministre bi li mu wax yëpp defu ko mu nekkoon Diarra Touré doon wax kan ci Touré étudiant yu université Assane Seck bu Ziguinchor gannaaw njàng mi ñu wax lu soxal wàllu wér-gu-yaram ak bànqaasu SUTSAS ba nekk ca Linguère ñoom nag ñu gis ne yàkkamti dafa am ci mbir yi nga xam te ne mooy jëy ja amoon ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ñeent ci liir faatu gannaaw lakk gu fa amoon waaye li ñuy gën a naqaru mooy bi mbir yi dañoo bàyyi ba mbir yi am ñu daal di yóbbu ay matériel foofule ca l'hôpital ba te mënoon nañ ko def bu yàgg-yàgg sàkk nañ tamit ci yoon mu daal di xool dawal yërmande ci mbir mi nga xam te ne xew na dañ ci déglu Bass Niang nekk secrétaire général hôpital Magatte Lô ci micro Baye Sène Diaw. boo gisee tey ñu daje fii c'est parce que dañoo am suñu collègue yoo xam ne yoon dafa ñëw pour jéem leen a faagaagal te ci kaw faagaagal boobu ñun dañu xam ne yoon dafa xamul li xew moo tax mu bëgg a doxalee noonu parce que accident dafay am surtout dans le cadre médical kon tey jii suñu ñëwee ñu xool condition de travail yi ñu doon dem da ngay jël 3 éléments pour 4 services loolu c'est insuffisant ba pare aussi service boobu avec quel matériel loolu nekk loo xam ne ñu ciy dem ak nu mënti demee bu accident amee war nañu mën a xalaat dem
ëmb parce que y a combien d'enfants qui ont été sauvés dans ces crèches là ñaata enfants ñoo décédé sans brûlure et pourtant kenn waxul ñu ngi ci naqarlu trop parce que neexuñu mais nag da fekk ne aussi il faut ñu xam ne bu yoon dee topp rek dañuy dem ba mu sës il faut ñu situer responsabilité yëpp parce que boo jëlee ñeenti nit ñu war a garder 4 services avec quel matériel loolu dafa doy waar ba pare encore une semaine après l'incendie on a déployé des moyens yoo xam ne indi nañ ko foofu à la disposition de l'hôpital et pourtant depuis accident bi am y a combien de bébés qui ont perdu la vie loolu waxuñu ko mais xool nañ ne depuis accident bi am ba léegi dañu tëj crèche bi terewul ku